tàggat yaram ñu wax ci Coupe d'Afrique bu football suñuy gaynde yi football yi jot nañ drapeau Sénégal ci loxoy njiital réew mi Macky Sall tey jii ci ajuma bi loole nag mu ngi xewee fële ca palais de la République. On dit qu'avec la foi on peut soulever des montagnes. dañuy faral di wax ne ak ngëm mën nga yëkkati sax ay montagnes kon ak ngëm mën nga sax yëkkati ab coupe. C'est ce que nous vous souhaitons. kon ñu ngi leen di ñaanal na leen suñu ñaan gunge. Prière vous accompagne. Allez les lions ca kanam dem ba jeex. tey ci àjjuma bi tamit lañu war a dem fële ca réewum Espagne ngir yeggali fa seen tàggatu ngir waajal jongante Coupe d'Afrique bu nar a am fële ca réewum Égypte ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sulet. ci fàttali rek Sénégal mu ngi bokk ci poule C moom ak Kenya Tanzanie ak Algérie. ñu wax ci coowal l'enquête BBC suñuy naataango Le Quotidien yéenekaay xëy fësal ni njiital réew mi Macky Sall day sàkku ñu ubbi information judiciaire ngir leeral lépp ci boobile mbir. ana lan mooy information judiciaire ak ci yan anam lañ ko mën a ubbee maître Aliou Kane dip avocat ñu teewlu ko ci micro Cheikh Hassana Fall. information judiciaire mooy enquête judiciaire mooy enquête boo xamante ne juge d'instruction moo koy def. information judiciaire nag procureur de la République moom moo koy laajte képp ku jot dossier moo xam juge d'instruction nga walla nga nekk tribunal di àtte. procureur moo la ko jox yow ci sa bopp mënoo jox sa bopp dossier alors juge d'instruction boobu nag obligatoirement à la kulli haal moom dañ koy saisir su fekkee crime moo am alors en matière de délit kooku nag l'information n'est pas obligatoire procureur mooy seet rek su mbir mi leeree mu saisir directement tribunal la ñu àtte su leerulee mën na am xëy na ñi ñu yaakaar am na ñeneen ñu ne seen ginnaaw alors en ce moment mu demander nañu ubbiwaat beneen enquête. information judiciaire day mën na terminer ci non-lieu ginnaaw bi ñu càmbaree ñu jàpp ne kii daal liñ ko tuumal dara nekku ci comme aussi le juge d'instruction mën na ginnaaw bi mu càmbaree jàpp ni ñi ñu tuumal maanaam ñi ñu inculpé. ñoom daal ñoo war a mën a def loolu bu boobaa dafay rendre li ñuy wax une ordonnance de renvoi en police correctionnelle su fekkee délit la ou bien une ordonnance de mise en accusation devant la chambre criminelle su fekkee crime la. ñu wax ci téeméer ak fanweer ak benn édition pèlerinage marial bu Popenguine ñu war ko amal ci gaawo ak dibéer bi ñu dëgmal fii ci ndakaaru nag ca cathédrale Notre-Dame des Victoires daanaka lépp yemm na ngir waajal pèlerinage bu Popenguine ñu teewlu reportage bu Isidore Umbikabou. daanaka ñaari fan ñoo ci des balaa ñoo màggal 131e édition pèlerinage marial fële ca Popenguine file ci paroisse Notre-Dame des Victoires bu cathédrale bu Dakar daanaka lépp yemb na. ci organisation bi sax ci ñaari pàcc lañ ko daal di def. waajal bi ñaari pàcc la am li jiitu mooy dañoo tàmbali woon bindu bi pour ñi nga xam ne dañoo fas yéene dox bindu bi mu ngi yemoon ci lundi bi ñu génn le 3 juin ci waxtu 12h lañ jàppoon ni la ñuy tëj bindu bi mais comme xam nañ ñu fii am na ñoo xam ne dañuy bàyyi ba mu des. ba ñu ne tey la ñuy tëj bindu bi pour ñuy doog a daw si bi ñu gisee ni am na ñu bëri ñoo xam ne des nañ ci yoon bi ñu may leen ñu mën a bindu ba waxtu 19h voilà bu dul loolu itam am na ñoo xam ni dañuy dem lundi ñooñu mën nañu bindu ci secrétariat wu paroisse bi ci juróomi téeméer voilà juróomi téeméer yi li ko waral badge bi ci la bokk donc mën nañu wax ni. transport bi mooy ñeenti téeméer bi ci teew badge bi la donc ñooñu dañu fiy jóge lundi ci suba. ci bile préparation nag daanaka am na ci benn pàcc bu jëm ca diine gi waral messe bu ñu amaloon démb ki di abbé Jacques Mendy wéy di leen di ñaax ci lu leen di xaar foofu ca pèlerinage. lu ci tegu mooy démb amoon nañu benn messe boo xam ni ñoom lañ ko jagleloon ci waxtu 18h30
ca ci mees boobu fàttali nañ leen lan moo war a doon seen taxawaay ndax ci waare bi ma doon waare dama leen ne suñu warugar mooy ñu teewal suñu paroisse cathédrale ci teewaay bi mu gën a rafetee ndax lépp ci biir waare bi itam nee naa leen d'accord naa ngir ñu xumbal waaye bu mu doon ci waxtu bi nga xam ni dañuy ñaan chapelet bi d'accord naa pour ñu xumbal waaye bu mu doon ci waxtu bi nga xam ni dañoo war a bàyyi suñu xel ci ñaan bi parce que ñaan bi lu am solo la ci bu ñuy wax lu jëm ci wàllu pèlerinage. su fekkente ne marcheurs yu bëri ñoo bokk daluwaay daanaka paroisse Notre-Dame des Victoires bu cathédrale moom dafa daal di beral ay marcheurs am benn daluwaay. voilà war na mot léegi ay at yu bari ñi nga xam ne dañoo bindoo ci cathédrale du ñu bokk hébergement ak yeneen marcheurs yi parce que gis nañ ni yenn saa yi dafay métti léegi depuis ay at am na benn kër boo xam ni foofu la ñuy faral di dal. 131e édition pèlerinage marial daanaka ay junniy nit ñoo cay daal di ñëw ñenn ñi di bàyyeekoo ci biir dëkk bi ñeneen ñi di jóge ci sous-région bi waral ñii nga xamante ne ñoo nekk ci paroisse Notre-Dame des Victoires bu cathédrale bu Dakar def seen kéemtulaay kàttan ngir seen ndaw yi mun a nekk ci ay conditions yi yemb. daleen ak jàmm ci seen tënkum xibaaru àjjuma juróom-ñaari fan ci weeru juin atum 2019 kër taskatu xibaar bii di France Média Monde te boole RFI France 24 ak France TV dinañ ubbi benn bureau fii ci Ndakaaru ci weeru octobre bii ñu jëm ñu namm ci rek jox gëdd bu baax a baax kàllaamay pulaar ak mandink loole tax ba ñu def benn taxaw seetlu ana lu waral yenn ci kër taskatu xibaar yu nekk fële ca bitim réew tey ji ñuy jox gëdd bu baax suñu kàllaama yi ñu teewlu ci Maymuna Diallo. kër taskatu xibaar boobu ñuy woowee France Média Monde dana am bërëb ba mu moomal boppam fii ci Sénégal weeru octobre bii di ñëw kër taskatu xibaar yi baaxoo ca réewu tugal yi gis nañ ne léegi dañoo safoo bu baax Sénégal ñenn ñi ne pétrole ak gaz bi ñuy lam-laamee ci réew mi rek moo waral loolu. boo jëlee dëkk bu mel ni Sénégal gaa boo xoolee ci yaatuwaay bi dëkk bu tuuti la waaye ci wàllu influence bi mu am ci àdduna bi wàllu diplomatie dëkk bu rëy la te loolu depuis ñu nekk indépendance ak suñu askanu Sénégal di wone seen xereñ bitim réew moo ko gën a indi donc dëkk bu ni mel groupe de presse yi jóge bitim réew dañ koy bëgg dañuy bëgg ñëw samp fi seen i kuréel bala boog ñu envoyé seen i ndaw te loolu aussi lu ko gën a yokk mooy que ne gisoon nañ tolof yi amoon ca Côte d'Ivoire ak daanaka Sénégal ci pàcc bi ci Afrique mooy Afrique sowu-jant daanaka ñoo fi ëpp influence bi Côte d'Ivoire xawee normelu ñëpp jóge fa ñi fa desoon ñëw Sénégal. ab kër taskatu xibaar bu bawoo ci réewum tugal ñëw fii di fi def programme pour ñun africains yi présidente directrice générale bii di jiite France Média Monde waxoon na lu jëm ci loolu depuis ci atum 2017 ca Sénat bu France. il faudrait africaniser un peu. ca réewu Afrique yooyu noonu TNT bi suñ ci bëggee dugg foog ñu taxawal ay programme yoo xam ne ni méngoo na ak li africains yi bëgg seetaan loolu day firndeel rek ne programme yooyu ñun ñoo koy defaral suñu bopp wala ñu ut ku ñu ko defaral. des coproductions. Swahili pël wala mandeng kàllaama yooyu mooy yi ñu gën a làkk ci Afrique loolu tax ba kër taskatu xibaar yooyu daal di jël seen i gët teg ko foofu. dañu comprendre ne li tax ñuy yëngatu mooy que ne pour ñu ñuy seetaan dañuy déglu parce que loolu aussi bu dee dañuy def affaire suñu métier bi te kenn déglu ñu kenn seetaan ñu amul benn njëriñ te ci wàllu ñun ñi wàllu tasum xibaar ci Afrique dañu war a comprendre ne foofu ñiy jógee bitim réew junj bu ñu fa jiitoo du baax bu weesoo boo jëlee kaw Sénégal bu weesoo nasaraan bi ak wolof bi daanaka yeneen langue yi taxuñ leen a fulal te foofu bu ñu fa tubaab bi jiitoo du baax te gis nga commencé nañ koo def boo jëlee pulaar bi da ngay am na ay RFI ay Fulani ay Swahili bi yàgg nañ ci BBC dinañ koy def ak Mandinka sax am nañ ko léegi donc ñoom comprendre nañ ne boo bëggee sa baatu réew egg foo xam ne ci àdduna fu nekk sa baatu réew ñu bàyyi ko xel faw nga def li ni mel. ñu leen di mën a déglu ci gox-goxaan yépp ci Afrique loolu mooy mbébétu kër taskatu xibaar ya jóge ca tugal yépp waaye ginnaaw loolu li ñëpp di laaj mooy ban façon ngi xibaar lañu fay joxe.
ñu wax ci wàllum art fële ca galerie nationale bu Ndakaaru jamono ji nag ñu ngi fay amal benn exposition bu ay œuvre artiste sénégalais bi di Seyni Diagne Diop suñu reporter Moustapha Gabar Diop doxantu woon na ba ca galerie nationale bu Ndakaaru ñu teewlu. galerie d'art bu Ndakaaru bu ñu yeesalaat moo dalal exposition graphisme ak peinture artiste plasticien bi di Seyni Diagne Diop. ab exposition buy wane jaar-jaari professeur art bi à la traité ca ba muy tàmbalee ci lii di graphisme mu doon ab dessinateur ba bu muy gën a màgg ci art bi ak peinture. ba bi may dugg ci monde artistique bi mais ma toog ba ca gis sama moroomi peintre yoo xam ni mun aay ñu noonu dessin mais aay nañu peinture cette peinture dafa valable tu vois ma ne nag pourquoi pas may tam mun maa def comme ñoom léegi du ma bàyyi sama situation graphiste mais dama koy allier damay essayer def peinture comme ñoom parce que art bi yëpp benn la quoi tu vois alors ma dugg ci peinture bi jéem a jaxase peinture bi ak graphisme tu vois daal ci boole waale nag recherche de matières yi def ay collage jël saaku bant carton jaxase mélange. li mu liggéey yëpp ba exposé ko. moom mile daf ko bañ a expliquer waaye moom lankul benn yoon fësal fan lay jëlee inspiration. ci sunuy maami ceddo yi dañ amoon ay xërëm am ay xamb am ay tuur yooyu nag du gaaw a denc ci ñun. li may inspiré mënu ma ko échappé Iba Ndiaye Diadji paix à son âme yàlla ko yàlla yërëm moom moo njëkk a découvrir ci sama peinture moom moo njëkk a découvrir affaire yu xon yeeg affaire keddo yeeg affaire animus yi génn ci sama peinture tu vois loolu moo may inspiré. lu toll ak 67 tableau yoo xam ne Seyni Diagne Diop daf see wane xarañteefam si ni mu wanee suñu aada ak gàncax gi. tey boo duggee li ngay njëkk a xool mooy dal gi tableau yi dañoo dal bu doon nit da nga naan nit ku calme la nit ku serein la waaye terewul da ngay gis ne kii lépp lu créateur di man ci art plastique mën na ko mën na dessiner forme yi maîtriser na ko maîtriser na espace am te tableau bu ci ne lam ciy wax bokkut ak beneen bi li muy wax kon def naa ne tey ndam lu rëy la ñëw ci galerie bi nga xam ne dañ koy yeesalaat ba tey mu weex tàll boo duggee tableau bi lum la sori di nga ko gis def naa ne ñëw fi tey lu sedd la sama xol. Seyni nag loolu moom daf ko jël traduire ko encore génneel ñu ko ci kaw pièce bi jël ligne bi ci boppam ak wëj gi di ko exploiter façon boo xam ne bu kéemaane la mu war a nekk nag ñaari façon muy artiste bi ci boppam di exploiter ci expression bu ñuy wax graphisme mais aussi muy exploiter aussi information yi mu ñu mën a jox. ci démb ak bërka démb ci naka la ñu mën a tekkee signe yi di doxal suñu àdduna mu jub. ñii safoo art am nañ fileeg fukki fan ak juróom-benn ci weer wile ngir ñëw duufal seen bët ci exposition graphisme ak peinture ñenn ñi sax nañ mën jënd benn ci tableau yile nga xam ne ki ko def kàngam dëgg la. ca réewum France la ñuy dem ca Mantes-la-Jolie xool nu fa communauté alpulaar yi di dundee foofu nag ñoom fàttew ñu benn yoon seeni caada ak seen cosaan foofu ca France ñu fekk fa suñu correspondant Ibrahim Camara. Les quartiers de la banlieue parisienne ont anticipé la Coupe d'Afrique en organisant des tournois entre ressortissants africains. Les joueurs sont pour la plupart des professionnels. Au début, c'était un simple tournoi, mais très vite la compétition devient très sérieuse. Elle attire des jeunes venus très nombreux supporter leur équipe. Les autorités ont pris le taureau par les cornes en mettant les infrastructures nécessaires à leur disposition. Dembélé est un footballeur sénégalais professionnel. Il exprime son sentiment de jouir dans une telle compétition pour son pays d'origine. On est sénégalais à 100%, on est fiers d'où on vient, on sait d'où on vient et on est fiers de ça. Et on est conscient, ne vous inquiétez pas, on est conscient, on sait on est en France, mais on représente le Sénégal à 100%, 200% même. Nous sommes tombés sur les matchs Maroc-Tunisie, mais aussi Sénégal-Côte d'Ivoire. Du très beaux jeux, aussi beaucoup d'ambiance des supporters dans les gradins.
Les jeunes Français issus de l'immigration déjà à fond dans la Coupe d'Afrique des Nations dans les Yvelines. Vous avez vu à la vraie canne, je vais faire une teinture vert, jaune, rouge. Monsieur, moi je suis vrai Sénégalais. Sénégal. ca Mauritanie la ñuy tàmbalee xibaaru bitim réew yi ak ndorteelu campagne électorale yu jongante palub njiitum réew mi yu nar a am ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi ñu nekk. mu mel ni njiital réew ma di Mohamed Ould Abdelaziz du bokk ci yooyu la jongante waaye ngemm na jëwriñam bu yor wàllum kaaraange réew ma di wuyoo ci turu Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani moom nag takk der la toll ci juróom-benn fukki at ak ñaar ci yooyu la jongante dina ci jàmmarloog ak juróomi mbër ku ci gën a fës di Biram Ould Abeid di xeexkat ak yelleef doomu aadama foofu ca Mauritanie moom sax moo jëloon ñaareelu place bi ci jongante yu mujj foofu ca réew Mauritanie keneen ku nar a bokk ci yooyu la jongante di Sidi Mohamed Ould Boubacar nekkoon fa elimaanu jëwriñ ci atum 2005 jàpp 2007 nekkoon itam ambassadeur fële ca mbootaayu xeet ya ca Tchad nag la ñuy dali ji foofu nag cour d'appel bu N'Djamena daan ñaar fukki ati kaso fukk ak benn doomi Tchad yi ñu jàpp ni dañu doon ruumanaat benn coup d'état jëmale ko ci njiital réewum Guinée équatoriale di Théodore Obiang Nguema loolu nag mu ngi xewoon ci atum 2017 ñoom nag seen procès boobu ñeent rek ci ñoom ñoo ko teewe woon yeneen juróom-ñaar yi ñu jàpp ni dañu rek rëcc ci kaso yi bu ñu leen dencoon. di leen jaajëfal fii la ñuy yem ak yéen ci seen bulletin d'information di leen bàyyi xibaaru météo yi. asalaamaaleykum ñu ngi leen di dalal ci seen bulletin météo bu samedi juróomi fan ak ñett ci weeru juin 2019 dina tàng lool waaye tàngaay bi dinañ ko gën a nemmeeku ci dëkku penku yi géej gi dina dal ci suñu côte yi muccuwaayu air bi dina yeme may léegi ñu ñëw ci température dëkk yi 26 degré fii ci Dakar 34 degré fee ca Diourbel 33 degré ci Ziguinchor 36 degré ci Kaffrine 35 degré ci Kaolack 37 degré ci Kédougou 38 degré ci Tambacounda 27 degré ca Louga 40 degré ca Matam 26 degré ci Saint-Louis 34 degré fële ci Sédhiou 36 degré ci Kolda 24 degré ca Thiès 34 degré ci Fatick. ñu ngi leen di gërëm di leen sant ba suba ak jàmm.